mooy Mansour Gaye dafa def loo xam ne ñun ñoo ko waroon a def. bëri na ci ñun ñoo xam ne noyyiwaat nañ. kuñ ni Alxaaji Abbas Sall At-Tijani mooy sa maam nga xëy suba nekk écrivain loolu warta bett kenn parce que kenn umpalewuntewul di ci ñi gën a prolifique ci langue arabe waxuma la au Sénégal waxuma la en Afrique mais partout dans le monde force ñu tudd ci sëñ Abbas dans le monde arabe. parce que lycée bi ma amee bac mi ngi tudd lycée Mame Cheikh Mbaye bàyyam lañ ko tudd lycée boobu mi ngi ñu ngi fa commencé jàngale 1983. kii ni mu doon dundee ci Sénégal ak li mu defal Sénégal xoolal Tambacounda fa mu nekk nga dem fa di fa tabaxub lycée. su ma jëlee adjectif qualificatif sage bi mu jël moom ma def ko non dama naan premier titre bu neexoon Mansour man na ni El Hadji Djily Mbaye la saga d'un sage point parce que sagesse ci la dox puiser ko ci famille bi ko meññ ba tey li mu réussir tey mu mën koo réussir bu yemoon foofu dafay am raison kon Mansour bravo. salaamaaleykum mbokk yi damay dëggal li Amadou Bamba Thioban wax léegi ne téere bi neex naa jàng ndax wax dëgg neex yàlla Mansour def naa ne yónnee woon na ma ko ci internet ma ne ko këyit bi moom laa gën a jub bu jox ma ko démb def naa ci booru ay midi 1 heure bu ko commencé ci booru 5 heures waaye balaa minuit pare naa ndax boo jàppee doo bàyyi doo bàyyi loolu ñaar la yu ko indi benn bi mooy ki ñuy bind ci moom beneen bi mooy ki bind ci moom waaye li dox seen diggante mooy mbindiin mi def naa ne ay nit daara ñoo fi ne ay artisan alxuraan ñoo fi ne yàlla moom boppam moom ñu moom alxuraanam waaye da ko neexal riime ko def ci ay rime intérieur def ci ay rime extérieur kon ndegam yàlla moom mii wax te moom mooy neexal waxam kon defe naa ne leneen lu nit di bind war naa mën a fexe ba neexal ko ba nit ñi mën cee jot damaa xamul nag ba xam damay wax ci sama tur en tant que chercheur wala damay wax ci sama turu maam Fandoul Kandji mi nga xam ne moo jur sama baay Ngagne Guèye mi nga xam ne Baye Djily mii ba muy door ci am njaay soxna yi nga xam ne ca Kokki ñoom la daan jëflanteel ñuy dajale ganaar yi di ko jox ca la bokk dama xamul ba xam damaa war a wax sama turu baay bu ma ne sama baay nag dama xamul ba xam sama baay Ngagne Guèye mi ma jur laay wax muy woon na rek wala sama baay Abdou Salam Touré mi mbokkam wala sama baay Ablaye Guèye muy jur Cheikh Guèye yàlla ko yàlla yërëm te ay doomam ne fi wala damay wax ci Baye Moussa Mbaye wala damay wax ci Baye Ndiombane Mbaye wala damay wax ci sama maam Badara Guèye mi doonoon taalibe yi njëkk ci maam Cheikh Mbaye xam nga nit bu la wéree noonu da nga dul xam fooy waxee ndax damay wax ci turu sama baay Mbacke Mbaye ndax damay wax ci turu sama baay Souley Mbaye ndax damay wax ci sama turu baay Mour Mbaye ca Thiamène ndax damaa dëkk ak ñoom ñu yar ma ngénte ma ñaar fukki at ak juróom-ñaar wala ndax damay wax ci sama turu doomu bàjjan sama maam Cheikh Mbaye maam Cheikh maam Sall maam Cheikh Baye Sall nga xam ne sama bàjjan ko jur ma màggandoog moom jàngandoog moom amandoog moom bac te musuñoo tàqali ko loolu mooy junj yi nga xam ne mën naa koo junj tey li nga xam ne moo ñu fi dajale li ci ëpp solo ci li ma yëkkati mooy Mansour Gaye dafa def loo xam ne ñun ñoo ko waroon a def ndax ñun bi ñuy nekk Louga di jàng bëri na ci ñun ñu am brevet am ko ci condition yu baax seenu njàng yàqu
ndax dañ leen yóbbu Ndar wala Dakar te fekk amuñu fa ay mbokk wala ay dara. kon bi ñu ubbi lycée Malick Sall moo tax page 56 defe naa ne mooy page bi gën a intéressant man ci livre bi ndax bi ñu ubbi lycée Malick Sall boobu bëri na waajur yu jaaxle te biñ koy tabax ñun xam nañ ni fii école arabe la war a doon xam nañ ni fii ab àll la ndax Alaaji Sidi Gise mooy sama nijaay këram laa amee bac moom sama yaay bokk ndey ak baay waaye bi ñu ñëwee fekk ñu CMT ñuy jàng ñoom ñii buñ daan ñëw di gaaree te loolu dinaa ci ñëwaat bu ñu wàccee oto bi doo leen xàmmee ak ñi dox ñëw waaye biñ ñëwee ne ñu dañ koy def lycée bëri na ci ñun ñoo xam ne nooy waat nañ kon kóllëre googu maanaam loolu alaaj ji di def ba tey rawul tupaan mën a yor équipe nationale parce que fa la amee bac ba tey Massamba Gueye mën a am doctorat parce que fa la amee bac ba tey Ibrahima moom Baye Souley Mbaye mën a nekk inspecteur ba tey muy jàngale université ba tey Ibrahima Dieng mën a nekk ingénieur hydraulique ba tey Mansour Kébé mën a nekk tey yor ONU Habitat maanaam loolu bàyyi ji li def génération yooyu ci seen tour laay wax ne nit bala ñu ne baax na dañu bàyyi ba mu dee ndax bu dee da njabootam tasul rek xamal na yar na njabootam te def naa ne œuvre bi gën a rëy ci àdduna mooy œuvre éducation te ginnaaw jumaa yi ginnaaw jàkka yi ginnaaw lépp def naa ne dañ nañu lu jàkka am solo daara ju nit ñi jàngee ba mën a jiite ci jàkka yi dara ëpp ko solo kon ñun génération yooyu su fekkente ne suñu jàng àgg suñu bàyyi Djily Mbaye moom daf cay jàpp waaye nag li ma gënoon a neex ci jàpp bi mooy chance bi ñu may bi ñu fay nekk suñu bàyyi Serigne Sam Mbaye nekk proviseur bi lu doy waar parce que ñu bëri tey dañuy wax naan arabisation école européenne déedéet question boobu dañ ko réglé woon bu yàgg ci lu dañ ko réglé woon bu yàgg te li gën a doy waar mooy que ñun bu ñu xamoon ne bi ñu fay jàngee kii nga xam ne mooy proviseur bi baatin du mu nëbb moo ëpp zahir bi ñuy wan def naa ne dañuy summi suñu daal ñun ñëpp dootu ñu nekk ay élèves ci lycée bi waaye dañuy summi suñu daal di tarbiya bala mu ñuy rëcc kon loolu mooy chance bu mag bi nga xam ne El Hadj Djily moom la représenté te moom la livre bi wane. leneen li nga xam ne moom laa bëgg a wax mooy ban image laa mujj a jàpp ci El Hadj Djily Mbaye mooy bi muy mujj ko ma koy mujj gis man mu jógee ci kër Baye Madabal ci Baye Abdou Salam jaar ci Baye Madabal wàcc bitigu Baye Samba Guissé di dox jëm ci Baye Ndëri ak Baye Modou Mbacke ma toog di ko xool maa ngi toog ci buntu kër gi mu romb nuyu sama baay ndax ay wëllëre la woon mu dem gone yi di werante naa ndax kii Djily na ndax du Djily ndax lycée bi mu sol ndax mbub mi mu sol ak fa mu làq oto bi kenn xamul fa mu làq oto bi di dox ndax nit ci biir mbokkam te ñu nekk ci jamono boo xam ne jamono wanewu la jamono def vidéo di wàññi xaalis la jamono kum neex nga teg xaalis di ko wane ñun mu am ñett yuñ ci jàng bi mu demee parce que bu rombee ba dem daf daan am ay waxtaan yu judd ci suñ biir leçon de modestie yi ñu ci doon jàng leçon yooyu ci loolu lay ñëw leçon de modestie bu njëkk bi mooy sutura sanc balaa màggee sanc balaa jàngee waaye képp ci ñun ku daan dem romb fuuru baa yemal xam nga ne kër yëpp benn mur ñoo nuroo woon mur nuroo peinture moom këram dugg ci biir peinture bi dugg ci biir mur bi boo mënul woon a yokkante ko doo xam kër ku am ak kër ku amul ndax ñëpp yiir na leen ak mbalaan bu sutura ba pare mu am loo xam ne livre bi wax na ma ko ndax dama doon poser question tout le temps ne man Baye Djily lan moo tax mu def ay habitat ci sow jël ab tool def ko penku ba pare ca sowu tool yooyu ca Louga booy génn jëm Kébémer mu defaat fa tool question dama ko doon posé
nan lan moo tax mu def fi gàncax ci diggante bi mu def fi ay tabax bi ma liiree livre bi ci ñetti atu xalwa yi mu def Guinée ci lay soog a comprendre que ne Baye Djily wutul woon alal Baye Djily dafa nekkoon ci mission et que mission boobu ñun ñi dëkk Njàmbur ñoo war a poser question ndax ville dana développé wu par l'est ñi nga xam ne ñoom ñoo jàng cadastre ñi jàng aménagement ndax une ville dafay développé wu par l'est question yooyu moom lañu war a poser dañu poser tamit question ne ñun waa Baye Djily lu muy doy tool yi lan lay doyee tool yi xanaa du xaalis la lan lay doyee tool yi xanaa du c'est plus tard que lañ comprendre ñun que ne appel la woon ndax boo ñëwee ci dëkk boo xam ne dëkk bi ay baykat ñoo ko sam nga ñëw fekk fa ku tedd koo xam ne dafa mel ne yow jàppetoo ko waajur waaye wasile nga ko def nga bëgg a delloowaat ci nit ñi ci seen xel moment boo xam ne Louga immigration bi attaqué na ko ñi ngi accusé Modou Njàmbur yi de tous les maux du monde nga def retour à l'agriculture. Je pense que ne tey politique de développement boobu mu doon junj nit ñi war nañ ci bàyyi xel et je pense que loolu mooy mission yi leneen li mooy ñun suñu génération dafa am lu ñu marqué woon mooy njabootam bu tedd gi man dama jaxasoo woon trop ak Bamba Soura mu ndaw ñoo dañ doon ànd ñu jaxasoo woon trop ma bokkoon ci ñi nga xam ne dañ doon dugg ci cadre chantier bu dafa réviser yi parce que dañu amoon accès ndax Maguette Tunkara sama maam la su ma ko waxee mbokk yi dinañ xam mais li ñu impressionné woon mooy daaw ñu gis njabootam ñu taxawaalu ci mbedd mi wala ñu dugg ci seen yoon nekku te jamono joo xam ne booba borom alal yi seen doom yi ñu ngi ubale Dakar ñi nga xam ne commencé woon nañu am tuuti xaalis sax Louga seeni njaboot ñu ngi ubale moom njabootam doo leen gis ci loolu question yooyu ñun dañ ko doon posé man dama doon wax tout le temps bu may ñëwee CMT ñoom bu ñëwee di jàng si dama doon wax ne man bu ma màggee bëgg naa samay doom oto di leen yóbbu école donc li ñu doon gën a poussé ñuy jàng ay acte de motivation loolu ci la bokkoon mais lan moo tax man Massamba Gueye ñu naan ma tey Kokki genn wàll gi ci moom la jógee parce que dama ne lan moo tax Baye Djily lépp mu indi ko nag kon Louga Baye Djily Louga gàmmu gi Louga dem nañ ba bu ñu gàmmoo ba pare rang bi ba minuit ba 2 heures du matin rang bi di jeex ma ne kon nit ku baax fa mu dawale woon fasu gattax fa la Mercedes sa rafete kon moom jox nañu leçon que bu ñu bëggee développer Sénégal kenn ku ne lu mu am na ko delloo fa mu nekkoon te mu bañ koo tiitaroo waaw bu fekkente ne dañuy delloo njukkal koo xam ne daaray Kokki la jaar te sëñ Amath Sakhir Lo ba ci Matar Lo mii mu fi bàyyi tey képp ku leen tudd maam Cheikh Mbaye waaw bu fekkee dañuy delloo njukkal koo xam ne Louga la dëkk waaw bu fekkee dañuy delloo njukkal koo xam ne dafa dëddu alal ndax xam-xam dëddu teraangay àdduna jiital jikko ak yiw waaw bu fekkee dañuy delloo njukkal koo xam ne wax dëgg neex yàlla boo ko wàcc ba ci suuf lan fay fekk mooy njabootam tey ni ñu taxawee ak ni ñu discret seen discrétion ndax am na benn Sénégalais ndax am na benn africain ndax am na kenn koo xam ne der bu ñuul nga ku am sañ-sañu ne duma ca dem loolu moo tax bis bi mënuñu ko wutal ngant ñun ndax dañoo cee amul ngant ñëw fi day farata pour nag am occasion wax ko moom merci au nom de toutes les générations que nous représentons, de toutes les générations de Louga qui ont bénéficié des actions discrètes qu'il a su mener. may nuyu njabootam di nuyu ay xaritam di nuyu ay andu jàmmam di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ay taalibeem lañu woon te di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yal na ko yàlla yëkkati ci àddina yi gën a foor ndax
seet naa ba sonn ci biir Sénégal koo xam ne ci jikkoom ak ci doxalinam ak ci jëfam def na ci temps moderne yi lu ëpp li mu def mais gisaguma ko. man dëkkuma Louga maa ngi cosaanoo Kaffrine màggee Kaolack xaw ma woon par conséquent Djily Mbaye. yàlla def na bi nga xam ne nekk naa ministre éducation nationale dama fas yéene ne damay dem Louga pour defi fa benn forum ak benn CRD. bi ma bindee gouverneur pour wax ko mu ne ma kon nag na nga ñëw yàgg ñu war a àndal ñu man lu mat fanweeri nit bu ma ñëwee dinañ préparé ñu ngi leen di dalalee. bañ ca tegee ay fan Djily téléphoné pour wax ma ne dégg na ne damay ñëw Louga pour def si fa CRD. mu bëggoon ma wax ne ma dafa bëggoon ma may ko mu teeru ma man ak ñi ma àndal ñu dëkkal ko ba séjour bi jeex. loolu bett ma trop parce que defoon naa ay CRD yu bari ci région yu bari mais mosuñu ma def une proposition pareille. ensuite ministres yi bu ñu génnee di dem ci région yi gouverneurs yi ñoo leen war a accueillir ñoo leen war a loger ñoo leen war a dundal ñoo leen war a toppatoo ci côté bu nekk. ma laaj ci gouverneur bi xalaatam mu wax ma ne ma mun naa joxe suma accord. ma joxe suma accord ba bés ba ñëwee lu mat fanweeri nit yu yegg see door kenn ku nekk ci ñun lii li accueillir la jox la ne installé la toppatoo la benn toppatoo boo xam ne ak boole ko taraange joo xam ne amoo ko sa kër mosoo ko am itam ci fépp na dem li mu juddoo ba tey. mu doon loo xam ne ci dëgg-dëgg daf ma bett trop ndax man mosuma ko defal dara xaw ma ko woon sax que mu bii ma teraanga bi ni mel te séentu ci leneen parce que amul benn relation ak éducation nationale bu tax mu bugg dara ci man doon na loo xam ne lu ma bett la woon. ba nga xamee ne ñëw nañu ba yegg si te suba ga mu oo ma ñëw mu dugal ma ci biir bureau dal di génne benn carton boo xam ne ay liaas billet 10 000 francs ñoo ci nekkoon. xaw ma ñaata la wante wóor na ma ne lu mu bon lu ci nekkoon waroon na ma au moins peut-être 50 millions. ma ne ko lii nag mu ne ma kii dama la ko jox pour dimbali la ko. ma ne ko gis nga àllaaji mu ne ma ne ko nit duñ la may lépp nga nangu lépp. fii bu ma fii ñëw gouverneur moo ma waroon accueillir ma ñëw yàlla def nga proposé ma ne danga may accueillir man sama délégation. fanweeri nit laa àndal te ku nekk ci ñoom ji nga ko teraanga defal ñu loo xam ne kenn ci ñun amul ko këram. bu ma fa jógee ci suba ga nga jël xaalis di ma ko jox ma di ko nangu day mel ni man beneen ci ko la am. kon nag dama lay ñaan nga may ma rek nga denc xaalis bi maa ngi lay gërëm te di la sant wante mënuma ko nangu. mu wax ma ne ko ci dëgg-dëgg mënuma ko nangu. am na sax leneen lu mu def
loo xam ne sax li ma ko ci livre bi. sëñ maam Cheikh yaakaar naa yaa ngi koy fàttaliku jamono yi dox ba yàgg maa ak sëñ maam Cheikh mii ñu bokk Prytanée militaire de Saint-Louis foofu la ñu jàngee ak sëñ Moussa Mbaye ñu nekk ay xarit lool muy loo xam ni bi ñu nekkee foofu tim ànd bu rafet ba yàlla def benn bis ma dugg ci kër alxaaji Jili di seeti Moussa am góor gu ma romb bi ma rombee ba jàll man xawma kan la ñu toog ba sa yàgg léegi ma wax ni que mooy kilifa kër gi mooy alxaaji Jili nga xam ni tawaadu boobu ngeen doon wax maanaam humilité boobu ngeen doon wax lu mu incarné la woon c'est-à-dire su fekkee ni dañ doon wax ni y a quelqu'un qui incarne l'humilité et la retenue mooy dëgg alxaaji Jili léegi nag man damay bàyyi nit ñi jënd livre bi pour xam ci loolu parce que dañu wax ni damay basa lire benn kilifa buy wax ci mbind importance su bind l'écriture kilifa gi sax anglais la mu ni writing is without a doubt one of the most reliable ways of extending our memory c'est-à-dire nit day fàtte xel la yore mais boo bindee wéttal la ci sa maanaam sa xel parce que léeg-léeg da nga dem ba xel bi li mu jàppoon wala leneen dugg ci facture yeeg problème yeeg ba li ba bari nga fàtte waaye boo bindee support bi gën a crédible bokk na ci bind léegi mais li ma bettul ci Mansour xamaa ko jund léegi ci commencement bi mooy kuñ ni alxaaji Abbas Sall at-Tijani mooy sa maam nga xëy suba nekk écrivain loolu warta bett kenn parce que kenn umpalewuntewul ni ci ñi gën a prolifique ci langue arabe waxuma la au Sénégal waxuma la en Afrique mais partout dans le monde force ñu tudd ci sëñ Abbas parce que boo demee ci université yi gën a kawee dans le monde arabe buñ nee benn wala ñaari sénégalais yoo xam ne ñu ngi étudier seen œuvre moo xam ci poésie la moo xam ci philosophie islamique la sëñ Abbas ma nga fa te ku weddi loolu da nga dem Qatar wala nga dem Algérie wala nga dem Niger wala nga dem Soudan wala nga dem Égypte muy loo xam ni lu leer la lu ñu documenté la boo demoon IFAN aussi dañ la xam lan la bind ci wàllu poésie ak ci wàllu islam ci Sénégal fii donc kenn du ko présenté mu jugee fa di nekk surtout ku ñuy wax Serigne Assane Gueye moo jur Cheikh Tidiane Gueye ku jàng fi arabe tey Sénégal xam nga Cheikh Tidiane Gueye bàyyi na fi 60 ans la dund yàlla na yàlla yokk leeram mais bàyyi na fi une vingtaine de livres peut-être 23 temps yële ñu dem toog di gëstu Mansour sax moom mii la mu ko génnee mu dem ci emailu papaam fekk fa yeneen 5 œuvres posthumes c'est-à-dire yoo xam ni bind na ko ba mu jeex te génnee ko am na ci benn boo xam ne rek pour les intéressés ñi nekk fii mooy benn la boo xam ne ci sëñ Ibrahima Mbaye la ko bind léegi Cheikh Ibrahima Mbaye xam ngeen lu mu bokk ak alxaaji Jili Mbaye maam Cheikh Mbaye ko jur léegi mais li ma intéressé ci loolu pour wane ni rek alxaaji Jili li mu nekkoon xëy na ça tient peut-être ça remonte à très longtemps mooy dafa wax ci téere bi mu ne ak Cheikh Ibrahima Mbaye après ci titre bi li ma ci ñaari baat yi ma ci gën a intéressé mooy dafa ne tawaadu ak waatidaal c'est-à-dire tawaadu mooy humilité i'tidaal mooy retenue donc ñaari vertu yooyu soo doon sànq professeur Massamba tudd na ko ñetti yoon dans son intervention de même que beneen professeur donc muy loo xam ni lu am importance loo xam ni dama ko mënuma ko woon a bañ a wax nga xam ni kon léegi moom lii mu nekk nii lu mu nàmp la léegi nag xam naa ni professeur Iba Der bëggoon naa mu fekkee lii ndax professeur Iba Der dafa nekk koo xam ni moom daan na jël alalam chaque fin du mois mu jox ko Cheikh Tidiane Gaye man maa ci xam loolu professeur waxuloo ko mais xam naa ko pour rek mu mën a continuer di bind di def recherche ndax jàppale ko ci loolu waaw loolu professeur Iba Der xam nga sëñ Baba Sakho mais xam na li may wax léegi nag pour terminer damay def di ñaanal sama Mansour sama xarit sama doom ak yeggal dama koy ñaanal yeggal parce que damaa gis ci moom ak yar gis ci moom ak dal gis ci moom ak bëgg lu baax muy refléter li philosophie maamam doon wax naan moom mënut a ànd ak koo xam ne dafa yàkkamti wala dafa bëggul dara sànq professeur bi da nga wax ni
Mansour ku tey la ku am yar la ba pare ku yàkkamtiwul donc loolu benn philosophie Serigne Abbas la boo xam ni boo ànd ak moom dem ci wàllu yàlla daan la boo yàkkamtee wala nga bëggoo dara nga dem seeti keneen. léegi nag yar gi Mansour yar pour encourager xale yi parce que bind dafa am importance sànq dama lire ñu ni bind dafay stimuler intelligence c'est-à-dire dafay développer dafay favoriser le développement des connexions neuronales loolu ñëpp xam nañ ko nga xam ni léegi su développer cette connexion là wala ces connexions là day faciliter wala contribuer à la retenue et à la discipline personnelle donc li tax Mansour yar gi mu yaru moo tax mu mën a bind mais li tax mu mën a bind ti mooy yar gi mu yaru c'est-à-dire am na benn interrelation bu am entre nit ki li mu bëgg maanaam ni mu yar gi mu am ak njàng mi mu jàng force mu war a créer benn nit boo xam ne day nekk nit njaay di dox ci dëkk bi di inspirer ay moromam donc li ma bëggoon wax sax ëpp na lii xëy na c'est assez discordant mais maa ngi leen di gërëm sama xol laay waxee mais en même temps je suis assez lucide li may wax nii du ay parlo wala dara mais xale yëpp maa ngi leen di encourager parce que actuellement on assiste à une crise très profonde de l'éducation nit ñi nañu góorgóorlu jéem a fexe nuy xale yi jàngee parce que bu ñu jàngee daañu yaru bu ñu yaroo daañu jëriñ réew mi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu. man benn témoignage laay def rek moo di sànq bi professeur Amadou Bamba Thioban di wax dafa ne il a investi dans les écoles pour cultiver l'esprit humain man Tamba laa juddoo fa laa jàngee ba am bac xëy na yàlla moo dogal ma taxaw fii tey di wax ak yéen ginnaaw loolu yëpp loxo Djily Mbaye mi ngi ci parce que lycée bi ma amee bac mi ngi tudd lycée Mame Cheikh Mbaye bàyyam lañ ko tuddee lycée boobu ñu ngi fa commencé jàngale 1983 ça veut dire que ba 1983 doomu Tamba bu am bac ameewu ko Tamba ñu njëkk am bac Tamba 86 87 lañ ko am ñu commencé jàng foofu booba bi ñu amoon DFM ñoo xam ni seen famille am nañ tuteur yeneen région la ñuy demee jàng Thiès Saint-Louis man am naa benn cousin boo xam ne Ziguinchor la amee bac ñeneen Dakar ñoo xam ne nag seen doole tollul noonu dañ doon arrêté jàng wut liggéey walla dem def formation professionnelle xëy na bu ñu amoon possibilité am bac mënoon egg feneen foo xam ne fudul fi ñu yem te loolu li may wax ci tubaab te ma bindoon ko ci bi ñu présenté livre bi ñu ko njëkkee bind Facebook ma ne nous autres de Tambacounda nous sommes éternellement reconnaissants à Djily Mbaye fi mu toll nii sax sama bët mi ngi taa parce que bu ma taxawee tey fii bu ma amee bac def université dem def journalisme man journaliste la toll fi ma toll tey ginnaaw yàlla moom am na ci part bu rëy parce que peut-être man mënoon naa yem ci BFM rek bañ a am nekk ci lycée parce que peut-être mënoon nekk samay waajur mënoon am moyen yóbbu ma feneen foo xam ni mën naa fa def lycée donc témoignage boobu laa bëggoon a def te souligner benn affaire rek moo di lycée Tamba bi ak lycée Louga bi lay la defandoo boo xoolee architecture yi benn la boo xoolee photo yi benn la même architecte bi moo ko def mais mi ngi tuddee sunu lycée bàyyam lu ko tuddee pour ñun loolu marque respect marque estime bu rëy la parce que mënoon na ne Louga laa ne waa Louga laa lycée Louga bi laay tuddee sama baay waaye Tamba
à des centaines de kilomètres nga xam ne peut-être amu fa benn mbokk amu koo xam ne directement dafa lié ak moom mu tuddee ko lycée bi te boo demee ci hall lycée Tamba photo baa nga fa ñu bind ne kii doomam moo ñu may lycée bi te loolu waa Tamba man je peux parler au nom de tous les élèves qui ont eu le bac à Tamba tey mën naa sañ wax seen tur ne jërëjëf Djily Mbaye yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem sàmm njabootam teg leen ci dëgëral leen sax ci yoon boo xam ne moom la leen bàyyi maa ngi leen di gërëm di leen sant. di nuyu foofu laa doon daaneele far yàlla defal ma ci sutura Serigne Abdoul Fattah Sall bu Serigne Abba Sall di nuyu magam Chérif Mouhamadul Habib Sall bi mu àndal ñu ngi nii toog nuyu waa kër Serigne Abba Sall lan moo tax may tënke sama nuyoo foofu di jël nuyoo ci des yëpp jaarale ko seen jëmm yu tedd yi mooy man sama xamante ak Serigne Mansour Gaye mi ngi jaare ci nijaayam yii ndax maa ngi dëkk Thiénaba waaye profession moo ma indi ci ñoom waaye cofeel moo ma indi ci ñoom ñu jël ma taf ma ci seen kaw ba ma xamante ak Mansour pour ma dem directement nag ci li ñëw sax ko ci man damay sopp lool xaw a aventurier wu wax sous le contrôle de professeur Iba Der Thiam ni Mansour dafa def une pierre deux coups bu ne El Hadji Djily Mbaye la saga d'un sage milliardaire muy benn titre boo xam ni damaa toog ma xalaat ma séddale ko ñaar gis ni daf doon bañ a aventure ci ñaar yooyu di am problème mu far ko def benn li olof ni l'arrêt defe naa ni mooy jamono picc yu bari am góor gu baax buy faral di wax ni l'arrêt de du mën a jam waaye picc ya ñoo ni toogee mooy moom titre bi mu jëlul leneen feneen boole leen pour def ko étiquette ci El Hadji Djily Mbaye déedéet ñaar yépp dafa nekk ci moom lan la bëgg wax su ma jëlee adjectif qualificatif sage bi mu jël moom ma def ko non dama naan premier titre bu neexoon Mansour man na ni El Hadji Djily Mbaye la saga d'un sage point parce que sagesse ci la dox puiser ko ci famille bi ko meññ ba tey li mu réussir tey mu mën koo réussir bu yemoon foofu dafay am raison kon Mansour bravo. Deuxième titre bu Mansour mënoon jël ma ni El Hadji Djily Mbaye la saga d'un milliardaire point bu jëloon loolu kenn du ko ne lu tax ndax teraanga ji ko yàlla joxoon muy ay milliards dëgg-dëgg nag def na ci li jamono soxla woon te mooy dimbali ci ñi ci amul. kon pour ma dellu si nag ci li mu def moom ma gërëm ko te mooy mënoon jël ñaar far def ko benn lan lay signifier mooy dafa ni benn yoon rek El Hadji Djily Mbaye la saga d'un sage milliardaire lan la Mansour bëgg a wane xaw ma ko mais sañ na ma am nag sama jàngati bopp mooy maamam Serigne Abba Sall waxoon na ni yeewu leen tey yeete ndax nelaw yi yàgg na loolu lan lay signifier ci lii lan laa bëgg a boole mooy yow mi nga xam ni tu es sage ndax da nga koo doon ne ci waajur yu sage waa kër maam Cheikh Mbaye ak la ko féete kaw yow El Hadji Djily Mbaye mi nga xam ni bu du loon xaalis bu doomu soxna nga war a tëju ñu lay seet yow El Hadji Djily Mbaye moomu déedéet bul tëju génnal yeewul nga jële sa kër maam demal fëgg ci keneen kuy nelaw xamal ko ni ab sëriñ du tëju ndax ñi ko soxla dañoo bari. Deuxième milliardaire gi nga doon te jamono tëj milliardaire sa xarit bi nga mën a am ngeen di déggoo bu mu amagul dara de waaye su xasee am dara léegi mu changé numéro loolu xew na ci jamono bu xasee am dara loo xam ne di nga ko soxlaa léegi mu jafee gis boo ñëwee ñu ni kilifa gi dafa génn dafa tëju wala dafa tukki. Mama Bass ne déedéet yow mi nga xam ne yaa yore comme nit ñi soxla bul tëju de
ndax li nga war a jànge ci comme moom mooy ak yeewu sa morom ci wet gi amu ko kon loo war a def yow mooy defal li Maam Abbas daan def mooy soo amee benn fexe ko bokkoo kii bokkoo kii bokkoo kee politique gu islam sax ndax loolu moo waral azaka ñëw loolu nag kilifa yi ñu ngi may dégg kon fan lay daaneele mooy wax Mansour ni mot bi nga employé mu jox sa titre fayda ji ma jàng mooy baatu sage Mansour Sénégal buñ ko parcourir tuuti dañuy jàpp ni sagesse mag moo ko waroon am ndax moo dund lu yàgg ci jamono moo xam lu bëri mais Mansour say ak bareegul ñu ngi ñaan yàlla na yokk kon Mansour noo mën a xuuse ci sagesse ba génne ko sage man koo publicité ba àdduna bi yëgat xanaa tënku fi nga bokk tënku fi nga nekk ka nga xam ne nag mooy ka nga waroon doon mooy yam ci sa tàgg mooy enraciné wu waaye nangoo ubbeeku nag jox sa loxo keneen Mansour fi may daaneele pour wax ni ce livre bi maa ngi ñaan professeur bu ko ay force mayaatee na jegewaat ñu yor éducation nationale livre bi nañ ko jàngale ci biir école yi lu tax ki nga xam ne ba juddu jotee yàlla juddul na ko foo xam ne doyoon na ko titre ki nga xam ne ba liggéey jotee liggéey na ba am loo xam ne doyoon na ko titre dajaleel na ñaar yëpp jënd ko modestie ba réussir li mën a réussir El Hadji Djily Mbaye lan mooy secret loolu ab laaj la ba mu juddoo ci famille bu mag yor alal ju bari waaye dund simplicité ba continuer doon dimbali ñi te tëjuwu leen loolu ab laaj la li ma yaakaar nag ni moo tax mu réussir ko te foofu lay daaneele mooy génn góor nee na woon nit bu amee xel ñetti fii ñi ngi ko gunge mooy fii nga juddoo fii nga nekkoon fii lañ la suul El Hadji Djily Mbaye bàyyi na ko xel wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu di nuyu maam Cheikh Mbaye bu baax ak toute la famille de El Hadji Djily Mbaye di nuyu aussi Mansour Gaye Mansour man xaw ma ko woon waaye sori na lool ci sama xol parce que dama jàpp ni am réew kenn mënu ko defar te amoo ay modèle te loolu sénégalais yu bari dañ koy xaw a xeeb te ëpp naa xeeb te El Hadji Djily Mbaye ni mu mel parce que damay wax gars yi toujours ni leen ku la gënub judd moo la gën ku la gëni maam moo la gën moo lay gën aussi jikko ñu bañ a xeeb suñu yooyu te di ko dundal parce que bu ñu nee da nga nekk Sénégal bokk ak Saa Xewar Fatma mi nga xam ne li mu def lu rëy la ndax bi muy nekk Barguet dafa amoon gan sunu maam yi bu nu masaan a am gan bu gan gi ñëwee bu ñu xëyee ñoo koy nuy ji mu koy nuy si fekk mu faatu mu laaj ku def lii ñu ni ko yàlla mu ni bàyyi naa lépp maa ngi dem ca sama mbokk ma Matar Ndumbe jege ji yàlla dem jàngi fa gedd lépp loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ku manoon ca ceddo ga bu duggee ci diine moo ciy man loolu la El Hadji Djily am te Sénégal war na noo bàyyi di nu jàngal Baudelaire ak Molière rek parce que nun danoo am lu doy sëkk ci ay valeur réew mi képp ku fi am maam ju baax maamam yépp kenn ku ci nekk mat na leçon bu mën a defar ab sénégalais te am na ku wax fii sànq ni film man bëgg naa lool El Hadji Djily Mbaye livre bi ñu def ko film ba film yu bon yii nu nuy seetaan loo booy julli timis nu di fa remplacer ay Djily Mbaye di ko defi épisode ñu di ko jàng c'est très important parce que ñun dafa mel ni li nu am dañ ko xeeb te boo gisee El Hadji Djily ni mu doon doxee parce que man ki tax ma xam ko mooy El Hadji Mamour Kassé El Hadji Mamour Kassé sama doomi bàjjan la El Hadji Djily dafa am benn jamono mu jënd 404 bu bees pul te booba oto boobu moo xew ku am néew di ko yóbbu Touba boo joxe jëndee carburant defe naa booba sax carburant bi soriwul 5000 wala 6000 oto bi yóbbu la looloo ma njëkk a booleeg El Hadji Djily ndax man ku bëgg sama mbokk ma bëgg la ñaareel ba am sama benn bàjjan boobu soxna El Hadji Mamour Kassé woon ñu koy wax maire joojo joxaane feebar bu yàgg benn bés El Hadji Djily ñëw ca kër ga ñun romb nañ ci buntu kër gi mais kenn xalaatul ni kii moom la ndax li mu sol wax dëgg yàlla ni mu woyefe woon xamuñu ni El Hadji Djily moo ñu romb bi mu ñëwee nag jox maire joojo enveloppe bu 500000 maire bi wér rapidement ma ñëw di ko tooñ ba ni mu génnee àdduna ma naan ko bàjjan yow daal dara dalu la woon lu dul ñàkkub xaalis loolu it tax na ma bëgg ko ñaareel ba
soxna Fifi ñaan ak soxna Bijou ñaan yàlla daf ma boole ak ñoom jaarale ko ci ku ñuy wax Cheikh Ba Fifi bokk ak moom fu muy liggéeyee ma gis Fifi wax dëgg yàlla yor jikko ba mujj ma def ko nag sama propre sœur léegi sax dama naan Bijou nekkal deuxième waaw loolu moo ma booleeg moom ba man mi ñëwoon naa ci maam Cheikh ni ko dama bëgg a def émission ci Alaaji Jili yàlla dogal fan yële ma créé benn émission bu bees bu tudd penc réew mi penc réew mi bisu talaata bu nekk damay jël benn sénégalais mën naa am mi ngi dund mën naa am dundut waaye bu defal Sénégal lu baax la ma rendre ko hommage ma tàmbalee ci Alaaji Tamsir Mbuub teg ci Alaaji Jili Mbay invité Mass Samb mi doon wax fii sànq te booba xaw ma woon ni livre bi bind nañu ko après laa jokkoo ak maam Cheikh mu ni ma dañu bind livre ci Alaaji Jili ñu ngi koy dédicacé le 26 fii ci ñu nekk nii maa ngi ñaan daal Alaaji Jili parce que li ma yéene ci moom yépp man film bi nag moom man pare naa ko xam naa ne bu ngeen ko deful man dinaa ko defeek sama télévision parce que il faut que nag ñu bàyyi di nu won ñoo xam ne yóbbu joxuñu nu dara kii ni mu doon dundee ci Sénégal ak li mu defal Sénégal xoolal Tambacounda fa mu nekk nga dem fa di fa tabaxub lycée xoolal jàkka yi man keroog bi ma demee di def sur les pas de Maodo tàmbalee ko gaaya néeg bi Seydi Hadji Malick ganee àdduna dem ba ci imam Diop ci jumaa ji savier a Seydi Hadji Malick mu di ma nettali ni ko Alaaji Jili defare keroog su ma yaram daw na lool ndax maa bëgg Maodo Tall mooy sama maam lu waay defal Alaaji Malick damay defe ne man nga ko defal Alaaji Jili nee paleem ba rafete ci àdduna yal na am bu ko dàq ci àllaaxira Baye Jili foo ko làmb da nga koy daj parce que dafa bëggoon réewam bëgg tabax investir moo njëkk a gëm bâtiment ñëpp kon kuy tabax tey ci moom nga gis njëkk a gëm ñëpp éducation kuy defar éducation tey ci moom nga xool njëkk a gëm ñëpp santé kuy tabax hôpital di ko may état amul te loolu la def donc Baye Jili c'est un homme multidimensionnel léegi nag ñu dem ba ci biir ñu ne non non li gën a rëy ci lu Baye Jili accomplir c'est une école de valeur di nga jàng ci moom discrétion di nga jàng ci moom yar di nga jàng ci moom teey di nga jàng ci moom yiw di nga jaamu ci moom wàccee boppam tarbiyu nit ñi jaamu leen ku mu àndal daf lay wan ni man teral la laa bëgg jiital la laa bëgg yëkkati la laa bëgg kooku moo doon El Hadji Jili Mbaye ma ñëw nag tuuti ci Mansour parce que Mansour dañu collaborer ci lu ump ñu bari ay at mi ngi nii su ma soxlaa dara dama koy woo su soxlaa dara daf may woo umpante wuñu recherche bi dafay continuer mu nekk nit ku yaru nekk nit ku constant du changer nekk ku bëgg xam-xam comme ay maamam ni ñu meloon donc yàlla na ko yàlla jàppale yàlla nañu yàlla jàppale ñun ñëpp sàmm njabootu Baye Jili gi teg ci loxo te li mu fi bàyyi balay 100 ans balay 50 ans yàlla Sénégal am téeméeri Baye Jili Afrique am téeméeri Baye Jili ndax yàlla moo koy maye te moom bu daan dem ci Kaaba ga dafa daan wax yow yàlla boo tas yaakaaru jaam ñi. ci seen biir wax surtout Massamba dama gis nga génne ay kàddu yoo xam ne presque interrogation la sur l'installation géographique des projets de Jili Mbaye dama lay wax ñaar ci lenn Louga ku ko xam na ni presque ñi njëkk a def agriculture école agriculture bu Louga lañ doon jànge kon suuf soosu am na lu mu am Baye Jili looloo tax toolam boobu nekk foofu booy génn Louga Serpa nekkoon fële te Serpa boo gisee dem nañ ba Louga di def production semence su violet de Galmi oignon nga xam ni Fuuta lañ ko daan jëlee ak Ndar ak yooyu dem na ba am ko fa ak pomme de terre yëpp Baudry moo fa nekkoon à l'époque demoon nañ ba am semence yooyu kon kooku visionnaire la woon pour ñun boo gisee mu yokk ci loolu SPIA bi mu ñëw def ko Louga mënoon na koo def Ndakaaru gi ndax frais d'approche kon ci lay gën a yombe ci moom mais pour bëgg dimbali ay mbokkam moo taxoon mu defa man am naa chance su liggéey fa pendant 10 ans donc kooku visionnaire la woon pour Louga boole ceeg nag léegi fi nga xam ne mooy cité Bagdad maa ngi koy wax sànq Mame Cheikh man Louga laa nekk damaa am journal di animer émission ci rajo yi am site internet kon xam naa Louga bu baax bi mu koy def ñi ko jënd yëpp au prix de revient la leen ko jaayee pour lan parce que seetlu woon na ni waa Louga yi ci ëpp ñi ngi Ndakaaru te buñ ñëwee amuñu fu mu dal mun leen ku ci jënd kër boo ñëwatee da ngay dal ndax boo xoolee léegi Louga kër cosaane fa amoon yëpp lu ci ëpp jaay nañ ko kon ña fa am kër loolu répondre nañ ci vision Baye Jili demoon na ba pousser ko plus loin ndax xam na ni nguur day jeex demoon na ba tabax fa palais pour benn ancien président de la République
parce que gis nañ ni fii léegi président yi ku pare yaa ngi dem France wala yenn tëdd fi même bëggoon na kooku ñëw tëdd ci suñu dëkk bi muy Louga. donc yooyu c'est tant d'exemples yoo xam ni dañ ko mën a wax ci Baye Djily mu nekk loo xam ni référence la pour ñun. Mass wax na ko sànq nee na waa kër Baye Djily bu leen defee ni yéen a ëppalee waa Louga ci Baye Djily ñun héritage bi du nangu kenn ëppale wuñu ci. bari ki démb am na coow lu jëpp dana fexe sax dana permettre occasion bi ñu leeral yu bari parce que xëru conseil municipal bu Louga moo tax en délibération municipale ñu ne dañuy tuddee mairie bi mairie Djily Mbaye man maa jóg animé benn émission leen foofu gis leen ko ci benn dëkk ci àddina bi seen xër nag moo leen yóbbaale mais bëgguma turu Djily Mbaye ñu koy laam-laamee ci loo xam ni erreur lay doon ndax tey préfet rejeté ne leen ko mettez table rase faites table rase mais bu leen fexe ba mu dem ci conseil d'état kooku amul mais xër rek xër ci dëkk Louga moo tax xëy na loolu moo leen jiitaloon mu bañ nag mu doon loo xam ni day boole waa Louga xam ni ñun ñëpp on revendique l'héritage de Djily Mbaye ñun ñëpp Djily Mbaye lañu te suñu sañoon yàlla bàyyi ñu ko fi mais puisque bàyyi na fi ay njabootam yàlla na leen yàlla may ngeen mën a dékku héritage boobu. maam Cheikh sànq dama koy wax ma ni ko benn bis dama ñëw ci palais bi dégg benn rose ñibbi si Dakar ni rose bi Louga laa ko jëlee maam Cheikh ni ma ay pom sax amoon na fa kon boog loolu nga xam ne suuxutoon na ko ci suufu Louga ba def fa loo xam ne génneen fa ay semence ak yeneen na leen ci gën a góorgóorlu pour Louga suqaliku ndax loolu rek moo ma sa nekk son combat maa ngi gërëm ñëpp di leen sant. bala ñu ci dugg ñu ngi nuyu suñu kilifa gi ñu fi fekk di professeur Iba Der Thiam di kenn ci lumière u Sénégal di kenn ci lumière u àddina bi di ci teg sama rakk bopp Serigne Mame Cheikh Mbaye ak ñi njabootu Baye Djily ñëpp ñi ngi ñëw fii nag ci baatu docteur Mansour di xalifa Cheikhna Abbas di turandoo Mansour Mile et muy bis boo xam ni maa ngi doogay génn ndax maa ngi doogay ñëw démb waaye bi mu ne livre góor gi ma ni ko bu doon Serigne Abbas bu fi nekkoon li muy mag dana ko teewe ngir fonk Alaaji Djily daan na wax ni moom ki mu ñeme alalam mooy Alaaji Djily Mbaye rek daan na ko wax ci jamono moo tax bu sëtam jëlee ni day bind ci moom maag moom daanaka xëy na binduma ci waaye wax naa ci lu bare de ñoo ci daan yendu di ci fanaan day ñëw ni ma ay ca ma ne ay ca ma ni ko nag Mansour Baye Djily kenn mënu ko jeexal ndax moom jikko yi mu amoon bi ci ëpp solo di jikko ji nga xam ni kenn du ko am ku dul nitu yàlla mooy tawaadu dafa wàcce woon boppam ba pare dis gan woyof toyu nag bu daan toog ak ñi mu daan nekkal ñépp boo ñëwee boo ko xamul moom ngay mujj nuyu ndax moo cee gën a woyof loolu cër la et di kontaan bu baax Hadj Mansour et sa turandoo Sidi Mansour mi ngi wax bu ma ñëwee naa ko jotal nuyoom ci professeur Iba Der ak ci Serigne Mame Cheikh ak njaboot gi yëpp ni xat-xatu jamono la ak yaram wu sutante waaye moo fi bëggoon a teew ndeysaan sunu yaay jën Adja Ndey Jóob wax na ma mu ni ma de dafa am nit ku baax bu gént Baye Djily nee na mu toog ak Cheikh Ahmed Tijani Chérif nee na Cheikh lëng ko ni ko xam nga lu ma la soppe dangaa bëggoon Serigne Abbas Adja Ndey Jóob nettali na ma ko et kon boog bu ñu ñëwee fii yàlla def suñu sët suñu jarbaat def ko tabarakallahu du ñu def lu dul kontaan ci waaw ndax defal nañ ko koo xam ni dégg naa fi wax yoo xam ne li ñuy wax yëpp daanaka waxuñu genn wàllu góor gi Alaaji moom ku fi jaaroon la rek yàlla ni ko demal nga nekk riyaas nga xettali jaam yi ci ay jamono yu néew waaye moom dem na waaye daanaka léegi bàyyi na fi loo xam ne ba ilal abad kenn du ko fàtte kon boog Seydi Mansour ñi ngi kontaan ci yow e wax nañ ma sama yaay Rahma mi ngi fi di sa waajur ñi ngi koy ndokkale di ko ziyaara e tabarakallahu ak ñi mu àndal yëpp jóge Louga
ala kulli xaal maam Cheikh ñi ngi kontaan bu baax di teewe fekkeek yow ci jataay bi nga xam ni jataayu ñëpp lañ ko defal nitu diine yëpp nit ñu sell ñëpp di ñaan yàlla nañu yàlla taas ci barkeem di ñaan tam ñi fi ñëw kenn ku ci ne yàlla faj sa aajo te bala ñuy dem nañu ko defal dog ñu ñaanal ko yàlla dolli martabaam ca fa mu ne ndax lépp loo xam ni yëgoon na ni bu ko defee yàlla bég ci rek mu def ko te nekku Serigne Abbas Louga daanaka ki ko gën a leeral mooy sunu nitu yàlla ba maam Cheikh Mbaye kooku lu leer la moo ni woon ñoom bàyyi ji ni leen séng gi na ngeen ko fonk am na nitu yàlla bu fi ñëw bu ñëwee jaxasoo leen ak moom moo ko jëkk wax boobu Serigne Abbas ñëwagul Louga yàlla def nag bu ñu demee ba sëtam def di moom la mu mën a xam a kës néew ndax kenn mënul jeexal bàyyi ji di tabarakallahu kenn mënu ko jeexal kon boog dafa naaj comme ni ñu ko waxee ni ñu yemale foofu wax ji di nuyu mbooloo mi yëpp di ziyaar ñi fi nekk ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci barke waajuram wu tedd wa yal na yàlla dolli leer ca fa mu ne képp ku fi ñëw yal na yàlla faj sa aajo képp ku fi ñëw yal na yàlla dindil la sa jàngoro képp ku fi ñëw yal na yàlla sutural la ci barke alquran wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin mbooloo mi ngeen jéggal ma ci kàddu yi tax ngir boo toogee sa kilifa daanaka waruloo wax jëm ji toog di professeur Iba Der Thiam di sunu kilifa di sunu waajur kon maa ngi njëkk jël nuyoo boobu di la ko jox te di la ñaanal yàlla wér ak wérle te yàlla bàyyi la si kanamu sa njaboot bàyyi la si réew mi ndax njëriñu réew mi gën kon nag yàlla suñu borom bu ñu guddal saw fan di nuyu sama mbokk sax du ma ko nuyu ndax dafa bokk si njaboot muy docteur Massamba Gueye ci njabootu Baye bi la bokk di leen nuyu itam ak di rafetlu intervention bi nga xam ne wax nga ko fi sànq te lépp di xam-xam boo xam ne nit mënees na ci jariñu kon yàlla gën a yokk sa xel gën a yokk sa xam-xam gën a may la gudd fan tamit te boo leen ko defal ñun ñëpp di nuyu professeur Ahmadou Bamba Thiombane moom itam intervention rafet na lool ndax xam-xam rek la ñu lay remercier te di la féliciter aussi si intervention bi li si des nag man bàyyi ji li du ma si wax ndax matuma ko seede waaye def naa ne Mansour li mu bind si livre bi rek doy na seede ak mbooloo yi fi jot a wax te kenn ku si nekk am loo seede si moom su fekkee am naa lu may wax rek mooy Mansour bala ma def xel dafay fàtt maa ngi nuyu sama doomu bàyyi Chérif sëñ Chérif Sall nga xam ne sama wëllëre la ëpp na fanweeri at wala fanweeri at ak juróom ci ginnaaw ba ñu bari dañu daan nuróole kon maa ngi ziyaare Chérif di nuyu sëñ Mansour mi xalifa bi di ko teg sa loxo ak sama jigéen soxna Ramatu Baye mu Baye Abbas Sall di yaayu Mansour lii nag Mansour la ma la waxoon rek cër la bu la suñu borom jox cër la bu la suñu borom jox nga waroon a bind si Baye ji ñi ko bëggoon bari nañ lool am na sama benn nijaay yàlla suñu borom yokk leeram mu ko doon denc sama magu yaay bu jigéen tonton Diawara bind doon na ci fu bari ba sori si waaye yàlla may wërsëgalew ko mu bind ko kon lii cër la boo xam ne suñu borom moo la ko jox maa ngi ñaanal yàlla gudd fan ak wér di seedeel sa yaay ne la ma ko waxoon rek sama jarbaat nga te li tax ma jàppale mooy sa yar nag mooy ndax bu set ñam loo si def nag nga koo jëfandikoo yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla wéral sa cër
yal na yàlla mottali sa yéene yal na la yàlla def mu mag ba nga suuf sa bàyyi fan ak sa maam te lépp lu ñu yéene woon nga mottali leen ko leneen li si des rek mooy bàyyi ji ñu def ñoo jur waaye moomuñu ko bàyyi ji patrimoine national Sénégal yëpp ko moom te loolu nit ñi dañ ko war a xamee noonu man damay ñaan yàlla yéeneem bi mu amoon si Sénégal yàlla ko suñu borom mottali moom jege na fi waaye ji yàlla jegewu fi kon yéene boobu yàlla ko suñu borom mottali tax innamal a'maalu binniyaati yàlla yéene lay fay ndax nit bu demee ba am yéene ne kat dafa bëgg jënd Senelec ak Sones ngir benn borom kër bañ a fayati courant ak ndox am na yéene bu rafet yéene loolu nag yàlla na ko suma borom fay moom nag jaamu yàlla la woon rek bu amoon mission boo xam ne suñu borom la ko doon wax loo si kaw suuf mission bi jeex na waaye yàllaa ngi fi yal na yàlla yokk leeram yokk tu yërëm bépp jullit bu nekk si biir suuf. mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar xam naa ni wolof bi du gudd sax dañ koy gàttal rek incha allah ndax temps bi xot nañu te ñii dañ ñëwoon au plus tard 14 heures lañ jëloon engagement pour libérer salle bi di am contenté ku ne xam na ni kàddu yi fi ci sànq ba léegi amuñu émotion mënuñoo am émotion bi jàpp nañu ba mënuñoo wax dañuy nuyu Serigne Mame Cheikh Djili mi nga xam ni moo ñu jàppale depuis le début nuyu professeur Iba Der Thiam di ko sargal ci acceptation bi ndax li ma gën a marqué mooy bi muy accepté préfacé ouvrage bi gisante wuñu dama ñëw contacter ko mu ni ma envoyé ma manuscrit bi ma wan ko ko li mu def muy lu rare par le biais de son assistant mu woo ma téléphone bi mu ko liiree ba pare ni ma je ne trouve aucune erreur gisuma ci lenn loo xam ni war nañ koo corriger un seul mot ci livre bi yëpp un seul mot mu ni ma mot bi daal bu ma sañoon ñu xool beneen bu ko tanee ci la benn mot la wax nañ ko changer ci livre bi te booba gisante wuñu mu nekk ni accepté na ko ndax Baye Djili mais accepté na ko ndax kóllëre gu mu yàgg am ak Serigne Cheikh Tidiane Gaye comme ni ko kii waxee may fàttali ni préfacé na livre boo xam ni Serigne Cheikh Tidiane Gaye moo ko traduire ak ku ñuy wax docteur Ahmed Cheikh Tidiane Fall université de Saint-Louis muy Kifayatul Tilab de l'utilité du savoir bu Serigne Abbas may gërëm itam professeur Massamba Gueye professeur Lamane Mbaye ak Amadou Bamba Thioban bu livre bi amee qualité boobu c'est grâce gannaaw yàlla au professeur Amadou Bamba Thioban parce que am na ci instant boo xam ne bi muy corriger livre bi parfois sax ma bëgg a jooy Mansour il faut ñu dindi lii Mansour il faut ñu xool lii nu ñu koy defaat di ma woo di ñëw ba mujj gi léegi en français su may def expression bu baax dama koy remercier parce que dama naan bu ma bindee kat Amadou Bamba Thioban sama ami Facebook la dina ko xool te dina ma corriger mooy sama professeur lu may dugg dama koy laaj ni ko professeur est-ce que expression bi c'est correct kon loolu liggéeyam la mais gentillesse am aussi am na ci boobu nag la ñu maintenir la collaboration may gërëm nag docteur Massamba Gueye parce que générosité moo tax mu toog jël temps bi amoon na yeneen engagement boobu ba léegi mu nekk ak man jàppale ma yàgg maa jàppale depuis Louga 40 vraiment ñu ngi koy remercier ak professeur Lamane Mbaye bi nga xam ne waroon naa ñëw mais waroon na accompagner benn malade à Kébémer moo tax mujjut a teew fii Alaaji Mansour Mbaye comme ni ko sëñ Mame Cheikh waxee mu waroon dem umra affaire bi jàmp loolu moo tax tamit ñëwul li tax ñu def nag panel bi parce que tey El Hadji Djili ci doyam ci personnalité am famille bi ku ñu bëggoon ci personnalité mën ngaa ñëw ku ñu bëggoon a indi mën nañ laa indi mais tey il ne s'agit pas de ça parce que dañuy wax livre dimension scientifique la am il faut ñu indi panel boo xam ni ay scientifique ñoo xam ni seen expertise leer na ñu mën a décortiquer livre bi moo tax ñu indi ko nii nga xam ni il faut que ñu faire travailler un peu les têtes te je crois que tey li fi xam-xam génn na fi te lii je crois que léegi la boo xam ni au delà du livre génération yëpp enregistrement yi du dañ génération yëpp danañ ko mën di jëfandikoo insha allah moo tax ñu def sa cadre là damay nuyu Serigne Chérif Sall sama nijaay bu ma ko ñëwee mu làmbaale waa kër Serigne Abbas Sall yëpp yi ñëw ndax ku gis ni fii niñ teewee bu ma ci soree wax rek du baax ndax kër Serigne Abbas amul kenn ku des kenn ku ne bëggoon ngaa ñëw am na ci ñu bëri ñoo xam ne dañoo fajaru ñëw am na ñoo xam ne dañoo fanaan si sëñ Chérif 3 jours ou 4 nekku fi woon mais da koo jaral mu ñëw sëñ Abdou Fatah macha allah jàpp ci cérémonie bi macha allah ak suma waa kër yëpp di gërëm suma yaay soxna Rahma bu ma ko gërëmee gërëm sama tante yi mu ànd lépp ndax moom mi ngi extérieur waaye suma tante yi fi nekk tax nañ macha allah li ñuy war a am yëpp ñu ngi koy am tey bu ma demee ba Mansour Gueye ñu ni Mansour Gueye mën na bind wala Mansour Gueye dégg na français dama koy remercier soxna Ramatulaay ndax am na sama jàng nu mu meloon noo xam ni
moo volontaire kat ni ma kat xaaral ma dem fayali la depuis 3e ma di ma fayal chaque fois ba ni ma amee bac continuer di ma fayal ba am ni ma am licence kon bu deful woon volontaire boobu liggéey ko ca bitim réew di ñàkk ndax njabootam kon je crois que tey jii yàlla mën na lu nekk waaye mën naa am kat du ma toog fii naan am naa xam-xam bay dind waaye tamit damay fàttaliku tamit di ñaanal suma papa Serigne Cheikh Tidiane Gaye mi nga xam ne ci diine ak ci gëstu rek lañ ko xamee woon taxit ñu topp ko ndax lu ne loo gis héritage la di ko ñaanal fa mu tëdd yàlla na ko yàlla suuf sedd ci kawam ak ñoom fa nekkal ñëpp bu mu waxee sëñ Cheikh nag damay gërëm famille ndax foofu il faut ma taxaw fa tuuti dafa am solo muy sëñ Ahmadou Gaye bi wax léegi sëñ Pape Moussa moo leen représenté sa si suñu papa ñoom ñu nekk suñu famille sëñ Ahmadou Gaye ngi nii sëñ Xaali Gaye ku ne responsabilité nga yor yaa ngi yor sa responsabilité à Louga mais ñoo ñëpp ko bàyyi ñëw ñoom ñëpp ñi ma wax nii kenn du ko ci Dakar ñu ñëw ndax man ku ne bëggoon naa laa teggal yoon bi waaye bi ma leen ko waxee rek ñu ne dañ ñëw sama kóllëre papa yi su ma limee rek xam naa dinaa jum sama mbokki njaañ yi ñoom maam Moustapha Diagne maa ngi leen di gërëm mais li ma bëgg a expliquer foofu rek mooy sunu papa ñun sëñ Cheikh Tidiane Gaye mi ngi génn àdduna 2011 ñun ñu nekk ay xale nekk ci kër en général booy gis kër bu goroom kër ga génn àdduna njaboot bi ku ne da ngay miire ku ne da ngay am sa miir ku ne wut sa compteur mais kër sëñ Cheikh Tidiane Gaye na meloon ba léegi daara ja ba ngay fonctionné ba kër gi dañoo am ration ba am bonus téléphone bu weer deewee da ngay dem composé numéro bu la neex da ngay woote ba crédit bi jeex te ñoom loolu ñoo ko waral Pape Moussa Gaye mii kilifa gi am nationalité nekk extérieur sëñ Cheikh Tidiane Gaye génn àdduna mu ni ay njabootam la bàyyi du ma dellu Europe toog defar këram ba mu yegg mu ni du ma fa dëkk tant que njabootu sëñ Cheikh Gaye màgguñu Pape Moussa Alaaji Malick noonu Baye Diagne Gaye nii toujours au service vraiment de la famille ñun ñoo tax suñu xel dal bu ñu amee xel mu dal tey ji bu ñu ñëw wuti leen dépense wala seen rakk yaa ngi noonu xool leen nu ngeen leen def duñ tal bay toog suñu xel di dal ñuy bind xëy na la wax naa ci wax ju gudd waaye loolu je tenais à le dire ñoom Pape Ahmad Gaye te heure bu nekk rek lu ñuy wax rek nekk leen ci lu jub ah sëñ Cheikh Tidiane Gaye ci loolu lañ ko xamee woon sëñ Maam Cheikh Mbaye nag il faut ma beral ko une mention spéciale parce que livre bi li ci professeur Amadou Bamba Thioban wax xëy na léegi la Mansour Gaye gën a amélioré wu mais bi ma koy bind boobu la sëñ Cheikh Tidiane Gaye di doog a nelaw maa ngi fàttaliku le 6 janvier sëñ Cheikh mi ngi nelaw le 7 janvier le 6 janvier ci guddi laa amoon entretien ak sëñ Abdou Salam Mbaye 2011 boobu j'avais à peine 22 ans nga xam ni kon amul woon expérience passion bay fi nekkoon rek ma ni bàyyi jili il faut ma fexe bind ci moom te au début c'était pas pour un livre mais pour sama documentation personnelle ma ni sëñ Abdou Salam koo may recommandé ku ne naan ma koo may recommandé may jël sama xaalis di paas di dem Pire boobu maa ngi jàng Mbour su ma amee weekend dem Pire maa ngi fàttu sëñ Moustapha Cissé maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana bi ñuy gisante mu woo ma Pire may dem bay ñëw ba dugg oto génn Mbour mu ni ma damaa am rendez-vous maa ngi dem ma delluwaat Mbour mu ñëwaat Bakka Ngom woowoon nañ ko sax pour mu ñëw assistant wam ni ma ñëwaatal Thiès léegi fekk fi sëñ bi ñu defar livre bi ba muy yegg noonu lañ ko dekkee dëkk bu ne fu ñu xam ni collaborateur Baye Djily parce que dama ne leen du ma nangu kenn wax ma koo xam danaan dégg naa ci diw te kooku di dund ki fekkee Baye Djily rek lay laaj moo tax li ci gën a neex tey ji témoignage yi ci nekk muy Pape Massamb yàlla ko yàlla xare àjjana muy Pape Aliou Sylla yàlla ko yàlla xare àjjana muy sëñ Abdou Salam Mbaye yàlla na ko yàlla dolli ay leeram muy ñeneen ñi ci nekk ñëpp macha allah bëri nañ Pa Kader Gaye yàlla na ko yàlla xare àjjana ku ne rek Pa Kader Gaye ci conférence laa ko fekk ku ne dama je tenais à ce que Pape Serigne Sall mag la booba mi ngi def sport am timis ma ñëw ci kër gi boobu tonton Ibrahima mi ngi ci Castor pour la première fois ma gis ko ñoom ñëpp ma fexe ba recueillir seen témoignage concentré ko ci affaire bi tey ñoom ñëpp kenn nekkatu fi te dans 20 ans 30 ans ëllëg livre bi mooy nekk référence parce que ñooñu seen wax mi ngi ci kon je crois que rek rien que pour ça livre bi am na utilité ñun nag bi ñu koy def comme li ma wax bi ma ñëwee ci sëñ Mame Cheikh booba mën na ni kii xale la xëy na solo baak wax jaak def ba mën naa bañ a kii bu ko neexoon mu ni kat Mansour am nañ journaliste de renom am nañ ñeneen ñoo xam ne mën nañ cee bind parce que nañu waxante dëgg un jeune de 22 ans 23 ans ñëw ni la damay bind ci sa baay nga ñëw taxaw ni ko kat continuer jaaral fii defal nii ah demal ci kii dolli di la woo ba pare am ci respect ma def ci diggante bi benn mbir moo xam ne dinaa ko nettali te grandeur am la ci laa ko nawee ba léegi benn bis affaire bi xaw a yéex ma bind ko message ni ko sëñ bi affaire bi yéex na gaawal message bind ko xaw a kii daal bi ma ko bindee déggante wuñ ba mu ñëw Louga woolu ma ni wool ma sëñ Mansour nga xam ne foofu leçon bu mag laa fa jànge ni ma gis naa sa message mais bi ma koy gis ci mbenn ngànt bu métti la ma fekk moo tax répondre ma la mais ma lay xamal nag il faut être patient parce que la patience paye toujours boobu jour boobu baat boobu la ma wax ba pare ni ma am na lu ma jàng ci benn homme d'état mooy ne yàlla xamul lu war lu jot la xam war ngaa am li jotagul bu jotee rek yàlla def ko loolu ma waxoon nag tey jot gaa ngi nii tey jot na la patience paye toujours je crois que tey ànd ak man boobu mënoon na ni kii message na ma message bu xaw a naqari
kii bu ma ñëwee du ma ko woo dama koy lijjantil kenn day xëy suba rek ñu ni ab livre génn ci alaaj ji mais mu topp ma depuis loolu damay wax parfois te loolu dëgg la bëri na comportement même dans le milieu politique bi ma nekk am na yu bëri dama ko ci sóoraale ndax xam nga lu tax sëñ Maam Cheikh ku jógee ci moom mu tudd la sama tur boo génnee ba ma daan jox benn loxo jox ma ñaari loxo te loolu def naa expérience bi ñetti yoon da ngay gis ku génn ci yow Mansour na nga def sax yaay Mansour Gueye sëñ Maam Cheikh moo doon wax ak man mais ki nga xam ne ku génn ci moom jox la ñaari loxo mais kooku foo jaar foom ko ba pare def beneen mbir dem ba Màkka yàlla def mu ànd ak ay gan te lii bul woon dëgg moom sexaluma sukkar te sama papa li ma waxoon rek insha allahu rabbi du ñu wax lenn loo xam du dëgg te bu ma ko waxee tey ji bu nekkee ci xarit dañu Mansour bi moo mën a fen te ëllëg damay xeeb mais imagineel nga nekk Màkka ni ma kat dañu maa ubbil xabru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam ne ni ñu mel ci passion ci yonente bi nga ñëw ni ma Mansour bi ma demee Màkka tiim xabru yonente bi ànd ak samay gan dama laa ñaanal ci livre bi yàlla na génn te buy génn yàlla na génn sama loxo te yàlla def na ko ñu toog nii dend maag moom yooyu nag mënoon naa cee wax yu bëri tout le temps bu ñëwee bu ma ko seetsee yenn saa yi ma gàtt xel ndax parce que man du ma doyal ci moom mais gis nga bu doon 2 heures du matin rek yenn saa yi damay jug rek gis mu génn ma ne kon ne sëñ bi maa ko retenir loolu kon nga xam ni dama bëgg a wax rek ni kii bi mu am ci man mais au delà nag famille Baye Djily yëpp ndax kenn ku nekk koo ci gis tey ji bu amee kuy def recherche ñu ne ko demal ci Mansour Gueye bu universitaire ñëwee di def recherche wala étudiants yi bëgg def conférence ñu ne ko demal ci Mansour Gueye mais loolu cër boobu bu ma ko nangu bu ma ko wanewul nag du ma gor te cër la ndax mënoon nañu Mansour Gueye bokk ci famille bi bien que bokk am nañ bokk deret mais mënu nga ne ku gënee jege Mame Cheikh au delà de ça nag mu nekk sama conseiller di ma orienté li ma wax ni ma bis ba nga ñëwee sama bureau muy entre 2 tours yi en 2012 ni ma damay bind ci alaaj Djily ba tey heure bu ma jullee ñaanal la kon nag man yow man maa la deseel waaye desaloonu bi ma la waxee waxi cérémonie bi aussi parfois tax damaa gàtt xel tout le temps suñu Mame Cheikh lu ma ko wax mu ni waaw lu ma wax mu ni waaw kon je crois que te nag moom kenn mënu koo jommal kenn mënu koo nax ndax gis na lu ne jaar na fu nekk tey bu ma ko bëggoon a nax li waa ji wax rek sëñ Abdou Lahad yàlla na ko yàlla yërëm mu ni naxaate ñetti at la caay-caay ñetti at la at mi ngi koy defee te kenn yëgu ko at mi ko ñëpp yëgee ak at mi la ñëpp bàyyee je crois que 2012 ba léegi bu doon am na suñu diggante lu tax kon waxu kenn waxatu ko mais tout le temps rek te jeune bu boo gis da nga jeune da nga am ay maladresse dañ maa tagg nii di wax rek mais damaa am défaut comme ñëpp nit ñi amee défaut mais tey jii moom xoolul loolu tout le temps rek ku génn ci moom daal boo ma nuyoo jox ma ñaari loxo kon nag loolu sëñ bi maa ngi la koy gërëme di ñaan fi nga bëgg a àggale yéen a Baye Djily yàlla na ko fi yàlla yeggale yaroo gi ngeen am ak diine ji ngeen am yàlla na fi sax dàkk insha allah teranga gi ngeen am au delà nag muy doomi Baye Djily yëpp macha allah nga xam ni ci ñoom sëñ Khadim sëñ Moussa sëñ Mame Daouda ak ñu jigéen ñi macha allah ñëpp rek ku ci gis respect la am ak yow ak wax ju neex yàlla na loolu yàlla na sax Serigne Chérif ñu ngi leen di gërëm bu baax ndax vraiment taxawaay bi rafet na trop di gërëm sëñ Mansour ak famille bi ku ma limul rek na ma jéggal maa ngi ñi nga xam ne ñëw na fu nekk nit jógee na fa Touba Sàkkal feneen ak feneen maa ngi leen di gërëm ci présence bi di wax ni nag ñun li ñu def nii comme li ma waxoon gis nga boo defee te yàlla tax yàllaa lay fay ndax ba livre bi commencé ba ni mu jeexee mosumaa ñëw ci kër Baye Djily mosuma cee wax benn soxla wala man leen dimbali leen ma ci sàngam mais damaa def livre ba pare doog a ñëw ci Mame Cheikh te booba yëgu ko mais damaa war laaj autorisation tey jii nag ba ma toogee fu ma romb ñu ne ma Mansour Gueye am lii Mansour Gueye jël li ci àddee Baye Djily ma xam ne def te yàlla tax rek moo def rek te yàlla tax moo baax kon nag professeur Babacar Mbaye Ndaak yow it maa ngi lay gërëm Pa As Dia maa ngi lay gërëm di sama taawu papa di gërëm wax ay Touré Samb yéen ñëpp macha allah sëñ Cheikh Tidiane Sarr yéen ñëpp fàttali ngeen seen bàccikaay bi maa ngi leen di gërëm kontaan naa bu ma limee rek moo dëgg ma dinaa juum asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Louga maa ngi leen di gërëm macha allah